soir, il dormira de nouveau à la prison de Rebeuss, dans la capitale sénégalaise. Khalifa Sall a été condamné à 5 ans de prison et 5 millions de francs CFA d'amende pour escroquerie. Président Ousmane Sonko wàcc na ma ngay dox di dem moom président Ousmane Sonko fan la jëm kenn xamul est-ce que day dem wuyu ji kenn xamul Ousmane ma nga noonu di dem moom président Ousmane Sonko changé na oto dugg na ci beneen oto benn Mitsubishi bu weex moom la président Ousmane Sonko dugg. C'est tout. J'exerce mes droits démocratiques, non. J'exerce mes droits démocratiques, non. J'exerce mes droits démocratiques, non. Yow, toi, hier, tu m'as attaqué. mbokki Sénégal dal leen ak jàmm ci seen chaîne Jotna TV tey nag dañoo bëgg a waxtaan ak yéen waxtaan boo xamante ne ci kaw dëgg lay wekku waaye itam dëgg goo xamante ne ay image ñoo koy wane maanaam ay nataal ndaxte réew mi tey dafa toll foo xamante ne dafa mel ni am na ñoo xamante ne lu ñu wax ñu yokk ko sof ko sos ko muy ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa kujje gi rawatina ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko waaye bu dee jëf yu ñaaw ak violence ak attaqué mi ngi jógee ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy régime bi maanaam waa nguur gi dañ koy soofantal te kenn du ci wax président Ousmane Sonko démb meeting bi nga xamante ne moom mooy meeting investiture bi ñu defal Barthélémy Dias fii ci Ndakaaru mu xamle ne moom kat du signé charte bi nga xamante ne moom la cadre unitaire indi ñu bëri di dal ci kawam ay journaliste am ñoo xamante ne sax ñi ngi bokk société civile di dal ci kawam naan tegu ko fenn moo ne journaliste yooyu di dal ci kawam day ak société civile bii nga xamante ne tey ñi ngi ci noppi am na loo xamante ne jot na am ci réew mi ñoom bi mbir moomu amee jóguñu àtte te yàgg nañoo wax ne ku artuwul di nga àtte waaye li ñu seetlu léegi mooy artootuñu àtteetuñu waaye lépp dañ ko jël teg ko ci kaw ndoddal kujjee gi maanaam ndoddal ki nga xamante ne moom mooy président Ousmane Sonko. ñoo ngi fàttaliku itam bi nga xamante ne ñoo ngi attaqué kii di Guy Marius Sagna gannaaw bi nga xam ne mi ngi dem Malicounda boobu la ko fa yóbbu woon rek mooy saafoonte ak ña fa dëkke ci jafe-jafe ak jaay doole yi nga xamante leen koy def ci wàllum suuf lan la ko jural violence attaqué ko ba xotti yéreem. waaye am na beneen violence boo xamante ne gis nañ ko ci réew mi muy violence judiciaire ak violence administrative loolu Khalifa Sall dund na ko Karim Wade dund na ko mais bu ñu taxawee ci ki nga xamante ne moom mooy Khalifa Sall laka lañ ko deful ci réew mi tëj jaay ko doole xañ ko ay droit am boobu ba tey ñëpp ne tekk loolu nag mooy li nga xam ne moo am ci Sénégal. Je sais que ma famille a été choquée. Je sais que mes amis ont été choqués. Je m'excuse pour ce moment de faiblesse. si wàllum arrestation ci 2024 bi képp rek Macky Sall arrêté na fi kii di Abbas Fall Birame Souleye Diop Fatima Mbeng Barthélémy Diaz Ousmane Sonko Ndongo Diop Kilifeu Thiat Simon Malick Gakou ak 17 Amazone yu Pastef ak kii nga xamante ne moo nekkoon suñu caméraman te génn àddina muy Ibrahima Fall ñii ñëpp ak lu toll ci 33 autres personnes fanweeri nit ak ñett moom Macky Sall jàppaloo na leen ci 2017 bi waxoon ñu nag jàpp yi nga xamante ne jot na fee am muy Khalifa Sall Bassirou Samb
Bamba Fall ak ñeneen ñoo xamante ne jàpp nañ leen ci nguurug Macky Sall lii budul violence nan la tudd. ci vidéo bii ngeen di gis kii nga xam ne moo di docteur Babacar Diop moom itam dund na lii nga xamante ne moo di violence d'État xoolal niñ ko def. waaw Babacar Diop dañuy arrêté nii moom gis nga moom la ñuy arrêté Saña moo nekk na lépp mooy dugal ba tey bu ñu demee ci li nga xamante ne moo am ci réew mi lii yëpp bi mu amee ñoom régime Macky Sall dañ ko weddi ne nervi yi du ñoom ne lii du ñoom dara amu ci waaye bañ ko waxee teewul ñii nga xamante ne ñoom ñooy waa Jeune Afrique def nañ seen gëstu xool bu baax te bi ñu xoolee gis vidéo yi nga xamante ne moo fi am dañoo ne effectivement ay nervi am na ci te nervi yii dafa mel ni manifestant yi la ñuy dal seen kaw yor gourdin yor paaka yor jaasi di si gaañaate loolu gis nañ ne lu am ci réew mi la waaye nañ continuer ba tey ci li nga xamante ne moom mooy violence bi nga xam ne ku jéegi ñu ngi koy dund te ñi leen koy teg du ñenn ñu dul régime bi. nañ dem ca Casamance ñaari séjour yi nga xam ne président Ousmane mujj na ko fa def bi si njëkk gis ngeen photo yi ñoo ko gisandoo image yii ay image ay partisan wu benn homme politique bu ñuy wax Doudou Ka ñoo fekk ñooñu Ousmane Sonko songu leen gaañ leen ñii ñu jam paaka ñii ñu xaañ leen ba seen bopp toj ñoo ko gisandoo muy violence te ca suba ga amul kenn koo xamante ne kilifa nga ci réew mi ku génn daal di métit lu loolu. ba tey bu ñu jëmee ci li nga xamante ne moom mooy violence ca Casamance deuxième séjour bi nga xamante ne président Ousmane bi mu ñëwee Casamance di def déclaration pour nekk candidat moom itam ba muy ñibbi karaat nañu ko fekk muy dem aéroport ñu karaat ko xeexaat ak ay ñoñam ba tey kenn yeeyu ci yàbbeyu ci. Mamadou Diop Decroix malgré son âge at yi nga xamante ne moom la am moom itam Macky Sall ak nguuram jàpp nañ ko fi daanaka def ko loo xamante ne mënees na koo tuddee toroxal lii mooy régime u Macky Sall lii mooy violence bi Macky Sall di exercer ci opposition bi. réew mi nag dafa am nu mu tëddee parce que ñëpp xam nañu ne justice amu fi waaye loolu man du samay wax ki ko wax kilifa la ci réew mi mooy kilifa gi nga xamante ne mooy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. xaw ma nu fi am waaye du justice amu fi dama tiit réew mu amul justice naka lay fa dëkke man dama tiit billahi wal kitaabi dama tiit. te moo ne day Serigne Cheikh ba mu waxee lii gis nañ yeneen mbir yoo xamante ne am na fi moom Macky Sall mii tey am na lu mu fi waxoon loo xamante ne ba tey jii nii nit ñi waxuñ ci 2004 moom moo dem voté par force xotti li nga xamante ne moom mooy loi bi parce que boobu yoru woon li nga xamante ne moom mooy carte électeur am bi ko war a may mu voté bi ñu su jógee 2012 bi ñuy dem élection lu mu fi waxoon wax ji la maanaam dinañu woo xale yi bu fi Ablaye Wade bëggee ne dafay toogaat ñu génne ko palais ba wax ji la waxoon. Non, si Wade dit qu'il a gagné, c'est différent de si Wade gagne. Mais nous allons le sortir du palais. Nous allons marcher au palais, on va le dégager. Il n'y a même pas... Parce qu'il n'y a plus de dialogue maintenant. S'il fait ça, nous, on appelle tout le monde à aller là-bas. benn bu kenn dem palais génne Macky Sall ne day wàcc par force parce que loolu baaxul ci démocratie fi mu mën a jëme réew mi du baax moom bu xoolee boppam ba xam ni
amatul légitimité pour jiite Sénégal mu ne jóg naa man démissionné na askan bi yëpp jóg tàccu ñu préparer suñu élection anticipée ñi war a dem jàmmarlu waaye bu ko deful nañu ko gunge ba mandat am jeex waaye bu kenn dem ne dañu koy wàcce. Non, si Wade dit qu'il a gagné, c'est différent de si Wade gagne. Mais nous allons le sortir du palais. Nous allons marcher au palais, on va le dégager. Il y a même pas... Parce qu'il n'y a plus de dialogue maintenant. S'il fait ça, nous, on appelle tout le monde à aller là-bas. Attaquer leen dal seen kaw loolu jaay doole la waaye du tax ñu ngi nii encore taxaw te dinañ taxaw bu loi bi jàllee danañ continuer chaque jour xeex ko woo population yëpp ku ne fa nga nekk nga combattre ko jusqu'au bout. ñu leen topp ci wax ju ñaaw mais riposter quand même pour toujours parce que seytaane waxul dëgg ay yàq na xalaat donc bu ñu ne cuuj leen aussi. kon ay déplacement wu Macky Sall ànd ak ay nervi du lu bees ci réew mi waaye kay li fi bees te yéem ñu mooy ñi nga xamante ne dañoo regroupé wu autour li ñuy tuddee cadre unitaire ne ñoom kat dañuy woo ñëpp ci jàmm waaye bañ koy wax nañu ko waxee déglu leen ko bu baax a baax. mooy mbooleem kilifa politique yi nga xamante ni dañu nekk ci phase boo xamante ni ñii dañuy menacer ñii di fipp ci loolu la ñu gis te loolu indiwul jàmm ci réew mi kii ne dinaa taal réew mi kii ne ko mënoo maa xoxotal. fan ngeen mës a déggee waa ku jógi ne dañuy taal réew mi te moo ne day cadre unitaire lii lañ wax nee na ñun ñoo ne dañuy taal réew mi te mësuñu ko wax ca booba jamono hankay moom Macky Sall moom moo ne kenn mënu ko xoqatal ndax moo yor nguur te moo yor doole ci kaw loolu réew mi bu fi justice amul cadre unitaire bii taxawee noo xamante ne dafa bett ñëpp parce que yàgg nañ ñoo attaqué ñu ne tekk ñoom kenn waxut waay buñ ñu attaqué xanaa nag ñun dinañ protéger suñu bopp waay buñ ñu attaqué xanaa ñun dinañ mën a sax fexe ba suñu bakkan mucc bu ñu ko defee ñu ne violence am na waaye kii attaqué kan la ñan ñoo tàmm di attaqué est-ce que bañ dalee attaqué ba tey ci réew mi wax nañ leen ne bàyyi leen li ngeen di def amul kenn koo xamante ne wax na leen ko te boobu ba tey ñu ngi ñu koy def ñoom ñu ne tekk tey Ousmane Sonko génn daat ne du ko signé parce que mbir mi yomb na yomb gi mooy lan bu ñu kenn attaqué xanaa kuy dem sa yoon buñ la attaqué wul doo attaqué kenn te amul fenn fu ñu wanee fu kujje gi attaqué ñii nga xamante ne ñoom ñooy régime bi waaye sax mën nañoo wane yeneen mbir gis nañ fa ay ndaw yoo xamante ne ci jamono yi manifestation yi ñoom bi ñu demee ba jekku policiers yi dañoo dem saafoonteeg ñoom fóonanteeg ñoom nuyoog ñoom xamal leen na ñoo bokk Sénégal waaye ñoom bu leen policiers yi jekkoo force de défense et de sécurité yi luñ leen di def dóor lacrymogène dóor ay liif bu dee gaañuñ leen wala ñu rey leen bu ci leneen amee sax mooy gis nañ itam ay nervi yoo xamante ne saa su ne dañuy attaqué ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa ko jëggi waaye li gën a garaaw ci mbir mi mooy rôle bi nga xamante ne yenn ci presse yi du ñëpp nag ñi ngi koy joué ñenn ñi seeni une dañ koo jaay maanaam li ngeen di gis ci presse bi mooy presse yii ngeen di gis nii jàkkaarloog ñoom ku ci nekk li muy bind du lu baax mukk ci Ousmane Sonko loolu ñun xam nañu ko te loolu kenn du ko wax ci dëkk bi nag la ñu bëgg loolu manu la ne lii nag c'est-à-dire Top man mii wax naa ko Mame Gor Ngom journaliste wax na ko Serigne Saliou Gueye journaliste wax na ko te réew mii ñun ñëpp ñoo ko bokk buñ bëggee mu dox nañu waxante dëgg ndax dëgg képp ci la réew mi mën a tabaxoo waxante dëgg nag mooy fekk ki nga xamante ne moo yëkkati loxoom bu koo sox keneen ki nga ne ko sa loxo bu mu jóg waaye bu dee dañoo sox keneen ki bëgg a yëkkati loxoom ne day fayu sox ba wala day résister wala ne day protéger wu nga ne ko yéen a ngi bëgg a def violence kaa leen signé charte violence loolu du dëgg du yoon signé charte boo xamante ne day xeex violence mooy wax kii tooñ
wax kii attaqué wax kii dóore ne ko bàyyil tooñ bàyyil attaqué bàyyil dóore signé charte de la non violence mooy wax ñi nga xamante ne ñoom ñooy manipuler justice di tëj saa yu leen neexee ñu ne leen yéen arrêté leen tey jii nii Kilifeu ak Simon tëj nañ leen bët bàyyi kenn kii ba tey Kilifeu ma nga ca kaso ba defoon nañ plainte contre Leeral nga xamante ne ñoom xam nañ ne bokk na ci presse yi nga xamante ne c'est une presse pourrie boo xamante ne amul benn njariñ ci réew mi lu dul sos wax lu dul dëgg ak kàcc ak takkal gàkkal ay gor boobu ba tey plainte boobu fan la mujj lii mooy réewum Sénégal waaye nag liñ leen bëgg a xamal mooy réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk jàmm lañu fi bëgg ndax jàmm la ñëpp mën a dëkkee waaye nag jàmm daa am lu koy jiitu liy jiitu jàmm mooy justice liy jiitu jàmm mooy waxante dëgg liy jiitu jàmm mooy tëddee njaaxaanaay waaye liy jiitu jàmm mooy saa yu amee ku tooñ ku njëkk a attaqué nga ne ko diw ba mu wuy la nga ne ko yaa tooñ yaa attaqué bàyyil li ngay def te duñu mës a gis opposition bi génn dem attaqué ndax loolu bokkul ci principe yi nga xamante ne en tout cas moom mooy déterminer suñu politique depuis lors nag lii mooy li fi am loolu moo tax moom président Ousmane Sonko mu ne leen duma ko signé ndaxte fii lañ ma attaqué songu samay nit ngaangu leen waxu leen tey jii nii ngeen ñëw naan charte violence ana dëgg fu dëgg féete est-ce que réew mi nii lañ ko war a continuer di yor man diw fii laa bokk diw mooy sama maam ba jàpp nañ ne ñooñu bu ñu waxee ñoo am dëgg yàlla moo ko moom bu heure wax dëgg dañ ko waxante te yàlla rek tax lii daal mooy li nga xamante ne moom lañ leen indiloon tey jii nii ci seen documentaire jërë ngeen jëf. ku ne su defee li mu war a def kenn ku ne yem fi nga war a yem violence du am te nag bu ñu nangu parce que am na loo xam ne dafa commencé ni roog naa fekk ngeen baal ma si wax ji. parce que violence yëpp ci benn côté la jóge musoo gis opposition attaqué toujours les mêmes ñooy attaqué ba pare làqatu ci gannaaw force de défense et de sécurité yi su kenn ku ne yemee fa nga war a yem jàmm dina ne ñooy. ayna firawnu wa man malaka al arda wa walla wa azal ñooñu ñëpp dañ daan fal ak di folle dem nañu tey Lamine a ngi nii dégg na président ci lu nekk ana mu tey ayna huwal ayna jubóole nag seeni mbokk te doole ji leen yàlla dénk ngeen di ci def lu baax bu leen ko xeex doole du xeex doole des te yërim waxatuma la ak doole yàlla te man zalama ibadallahi kaana allahu xasmahu yawma alqiyamati Lamine ngi nii génn na këram tey junni yaag sees ba mu daan toog ak jóg adduna yëpp di dégloog jeex na dara amatul tey lu dul ñeent fukki Ixlaas ak benn ak di ko yaakaaral njëgal ci yàlla di ko ñaanal góorgóorlu leen adduna du kër adduna du kër adduna du kër teranga ñu leen yàlla jox bu leen ko walbati ko def ko gannaay di ko xeexe seeni morom waxatuma laa fekk sa mbokkum jullit ngay dal ci kawam pour doole buñ la dénk te mu woon ne ëllëg dees di rocc ci doole ji ni ki Lamine nga ñëw tëdd fi dootoo man dara say bokk duñ la waxal lu baax dara jaru